Amis téléspectateurs yéen mi di ñu faral di seetaan ci maanaam YouTube bi ci DTS donc waa IFDEF ñoo maanaam tey ñoo amaloon benn forum IFDEF mooy maanaam Union des femmes pour le développement endogène de Kamb maanaam tey ñoo amoon benn forum IFDEF nag mi ngi judd le 11 novembre 2005 maanaam tey jii mi ngi am 14 ans alors mu regroupé nag fanweeru jigéen yi nga xamante ne ay jàmbaar lañu lool di yëngu nag ci maraîchage bi seen thème nii nag tey jii nag mooy maanaam nan la ñu mën a def li nga xamante ne mooy jigéen waa Kamb ñu mën a aar li nga xamante ne mooy maanaam forêt classée bu Mbao Binta Wane nag mooy seen présidente famille moom it wax na ne vraiment ci njëlbeen di métti yoon na lool ndaxte fii yëpp mbalit la woon dépotoir d'ordure la woon fexe nañu vraiment ba ñu octroyé leen maanaam colonel bi nga xamante ne mooy eaux et forêt octroyé leen 500 mètres carrés bala mu leen di laataa mu leen di jox li nga xamante ne mooy 3 hectares. Falaqi ak Naas ñu boole ko def ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci yàlla li tax ñu daje fi yal na yàlla may nu ci ndam te yàlla dëppale xol yi biir ak ci bitti bisimilah ñu def ñaan gi. nee na Balla nee na mi ngi lay sant ndax sa jom sa jikko sa pasteef sa góorgóorlu ginnaaw ba ko yàlla dogalee nee na lépp moo andi lii ndax nee na lii fii yéen bi ngeen fii dugg yéen jigéen ñi yaa ngi ñi nga àndal ñëpp nag Balla nee na waxu la yow doo nga bàyyi kenn ñëpp la wax takku ngeen jàmbaar ngeen ndax lii bi ngeen ko fi def ci dëkk bi la nekk gis nañ ni mu demee boobu am na góor ñoo xay boo leen noon fii sanc leen fi tool dañuy làng ndax dañ ko ñemee kon nag yéen bu leen yàlla baaxee dimbali leen ndax lu am yàlla xiirtal leen ci lii ngeen pasteefu takku dégg ku dikk fekk leen ci ku dem bàyyi leen fi ba yàlla dogal lii taxaw yal na ngeen ko àggalee seen sago te yal na leen jig ñu ne IFDEC ñoom ci lan la ñuy yëngu mën nañ ko feddali mais yaakaar naa ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew dëkk ci dëkk bi kenn du leen nettali loolu mais seen naataangoo yi nga xamante ni aussi ñoom la ñu invité moom moo xam muy les autorités locales moo xam autorité bu mu mënti doon seen teewaay fii ñoom ñoo ñu ko gën a maîtriser parce que xam nañu lu leen yëkkati ba tax ñu ñëw teew ñëw jàpp ci bés bii kon ñu xam ne ñoom amul lenn ci lu ñuy yëngu lu dul wàllu développement lu dul wàllu sàmm li nga xamante ni moom mooy suñu bijou bii nga xamante ni tey mënuñu am lenn lu ko ëpp ci àdduna ndaxte la forêt de Mbao nekk na loo xamante ni fii ci Kamb képp koo xamante ni jàpp nga waa Kamb war nañoo jàpp ngir suqale li nga xamante ni moom mooy la forêt de Mbao mais ku jàppul it waa Kamb ñoom war nañoo jàpp parce que xam nañu lan mooy njëriñu forêt. ci ñaari baati olof dafa fekk ne bi ñu nuyoo kilifa yi toog yëpp Njaay nuyuloon nañu leen ko dañuy delluwaat di làbbaliwaat ndax nee nañu béy day am gétt béy bu amul gétt day yomba moom kon sunu kilifa yi jërë ngeen jëf Njaay nee na ku lim juum si biir loolu nag ñu ngi nuyu monsieur le maire Abdoulaye Pouye ñu ngi nuyu le secteur des eaux et forêts yi nga xam ne dafa ëmbalu yaatu dale si directeur Paranasef jàll si lieutenant Mar mi nga xam ne moom mooy chef division jàll si Mamadou Fall coordinateur bi nga xam ne moom moo jiite plan d'aménagement lieutenant Seck Bano sergent nu wàcce se nag si sama doom ji nga xam ne moom lépp li muy def te boolew ñu si defe na loolu bokkul capitaine Thioy ñoo ngi lay tudd waa léegi nag nu daanu si sunu ndeyu mbil la kooku moo nu jàngal lan mooy yor forêt ki nu jàngal lan mooy yor forêt jàngal na nu ñuy doxe si forêt jàngal na nu ñuy toppatoo forêt di nu gunge di nu génne réew mi mooy le colonel Moussa Fall ñoo ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy sunu naataangoo yi jóge si dëkk yi nu wër ndax nee nañu bu fekkoon Kamb rek moo teew day wéet du neex waaye dafa fekk ne dëkk yi wër yëpp juróom-ñaari dëkk yi ak na nuy juróom-ñett ñoom ñëpp ñu ngi toog mu nekk nan ñu organiser leen tudde leen am nu ñu leen tudde ku ñuy wax umu xayri jàppale leen woon tette leen ndax feccam liir bu neexee nday jaa jàppa si mbagga yi
moom moomu moo nu tette woon ba nu xam lan mooy comité de surveillance. comité de surveillance yi tàllal leen seen loxo nit ñi gis leen juróom-ñetti dëkk yu wër nag la ñu wax kon nag asalaamaaleykum jërë ngeen jëf kontaan nañu ñu del si nag si li nu andi tey si bés bi fii li nu andi si bés bi fii dafa nekk ne jigéen ñi ñoo leen nuyu si loolu yëpp dalal leen dalal sunu maire ak ñi mu àndal ndax Olof Njaay daf ne ku lim juum te fi may gis nii àll tënk na ma ba dinaa jàkkaarloog nit xam kii jëmma ji xam naa ko mais du ma jaar si turam moo tax du ma mën a lim si loolu nag lanu wax ne kontaan nañu torop si ni ngeen ñëwee si jataay bi teewe si jataay bi si loolu yëpp nag dañ leen di fàttale ne forêt classée de Mbao dañu si daan denc ay mbalit noonu loolu moo nu si dugal dañu si daan denc ay mbalit di si doon nag ay refi foofu rek laa yem leneen li si des xel yëpp daf koy daf ndax loolu turu Samba Boy lay doon ñooñu nag bi nu dalee fii daanaka seen muy mbalit mi muy ñooñu dégage xajal nañu nu daanaka mënuñu bokk ak nun fii ndax nun béy moo nu itteel ndax bi nu jógee nu ne groupement bi lan lay def nu dem seeti ji ki nekkoon chef secteur nekk nun dañu bëgg a béy gëmul woon ne jigéen bu xeesal sol garambu ba takki veer takka périk mënul dugg si àll di béy mu ne nu 500 mètres carrés laa leen di jox 500 mètres carrés bi mu nu ko joxee juróom-ñetti weer mu gis ne réalisé nañu si biir loolu nag lanu dollil di nu dollil ba muy jur ñetti hectares yooyu ñi doon wax nañu ko sunu kilifa yi wax nañu ko ndax kilifa lu ko yëkkati lu nekk am na base bu amul woon base du jóg loolu moo tax ba ñetti hectares yi nu di ko exploité di si am li nu war a am ndax dara du doy na xaalis moom du doy fenn waaye nu ngi koy exploité ba suñu génnee daje ak ñu nu war a dajeel wax fa dëgg yàlla ku nu ne dañuy béy doo ko gëm si biir loolu nag la UFDEC impliqué woo si biir forêt classée de Mbao ànd si liggéey bi doon agriculteur di liggéey si biir liggéey bi ba tey jii lii fekk ka fi si loolu nag am na yeneen yu bari yu judd yoo xam ne nii mu ngi jógee si biir dëkk yi nu wër muy juróom-ñetti dëkk yi ma wax nekk ay béykat nekk ay sàmmkat nekk ay nappakat parce que guddi gu Mbao ne napp ñooñu ñëpp nag ñu ngi si daje bi fii kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ci loolu nag ki nga xamante ne mooy lieutenant Mar moom it jot na ci wax ci maanaam li nga xamante ne mooy forêt classée bu Mbao bi yi nga xamante ne depuis 1940 lañ ko déclaré comme forêt classée moom nee na daal li mu mënul nangu mooy maanaam li nga xamante ne dañ ko bëgg a def comme mbëbës bu bees. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam ndaxte forêt Mbao dafa nekk forêt boo xamee ne ci cosaan yàgg na faj ay buumu gàcc forêt bi ci jamono tubaab yi mun nañu wax ne am na njariñ lu bari loo xam ne def na ko ci ay fànn yu bëri danaa ci wax rek ñaar benn bu njëkk bi mooy ci wàllu taw bi nga xamee ne doon na am ci jamono yi nga xamee ne mooy jamono tubaab bi booba nawet yi gën na am doole lool parce que en 1887 Tëngéej rek taw na 1450 millimètres loolu mu ngi ci archive yi nga xam ne tubaab yi bàyyi nañ ko fi moo tax fii ci biir forêt Mbao bi am na ay teen yu bari yu nga xam ne tubaab yi def nañ ko ci jamono yooyu pour que lépp loo xam ne ndox la boo xam ne bii maanaam ëpp na mu war a mën a daw dugg ci teen yooyu ñu denc ko fa forêt la boo xam ne ñi ko dëkkee ñi nga xam ne maanaam mooy quartier yi nga xam ne ñoo ko wër fi la ñuy daane seen doole di fi def seen maraîchage loolu jiitu na plan d'aménagement bi yàlla def tubaab yi bi ñu xoolee njëriñ bi nga xamee ne forêt bi am na ko 1940 ñu ne fii kat na war a nekk bërëb boo xam ne dañ ko war a aar ba nga xam ne gën koo ñoŋal ba mu mën a continuer taxawaay bi muy taxaw mu mën ko di ko taxawee loolu moo tax le 7 mai 1940 ñu dal di classé forêt bi mbir moomu nag continuer
ñi nga xam ne ñu ngi def maraîchage ñu continuer di fi béy yàlla def ñuy jamono di dox ba Sénégal am indépendance am tey mu am ay sociétés yoo xam ne soxla nañu place gis nañ ne Dakar xat na am na ñoo nga xam ne yaatal nañ leen ñu ngi fii ci biir forêt bi am na donc mën nañu wax acteurs yu bari yoo xam ne ñu ngi fii ci biir forêt bi kenn ku nekk di fi faj ajoom loolu nag mu war a nekk loo xam ne li ñuy wax wat gaal yëgoo bu fekkee ne benn barab ñu bari dañ fa nekk kenn ku nekk war na bàyyi xel moroom ma ba yàqu-yàqu du am boo bëggee dem Kamb am na yoon Buun Kër Masaar fu presque mun naa xam ne juróom-ñetti dëkk yëpp fu ne am na yoon bu fa jëm loolu nag dugg bi ak génn bi yombal na ko ba tax na am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi ciy profité di ci def naka sudul noonu man bi ma fi ñëwee ak léegi toll nañu ci presque juróom fukki procès verbaux yoo xam ne def nañ ko maanaam lu tolloog juróom fukki nit yoo xam ne jàpp nañ leen te ñi ci ëpp ñu ngi leen jàppe ci tur mbalit donc ñuy fàttali nit ñi ne leen forêt Mbao nekkul mbëbës bu bees il faut ñu xam ne du mbëbës bu bees bon kenn ku nekk ñun ñi seq forêt bi war nañu fexe ba sàmmante ak li nga xam ne dina jëmale kanam forêt bi. Abdoulaye Pouye maire maanaam bu Mbao moom it jot na ci yëkkati ay kàddu li nga xamante ne mooy maanaam ñu def li wax référence modèle ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci maanaam ci forêt classée gi ñeneen jigéen ñi nga xam ne defuñu dara ak góor ñi sax ñi nga xamante ni ñu def ko seen bar sax ñu def la exemple ñi nga xamante ne mooy maanaam jigéen ñi ci kaw loolu rek soññu ñi nga xamante ni ñooy agent eaux et forêt pour maanaam ñu amoon ay séminaire ndax rek ñu mën a échanger ndaxte li nga xamante ne mooy forêt gi 8 villages ñoo ko ëmb te ku nekk war na jouer maanaam wàllam ndax rek ñu mën a aar li nga xamante ne mooy forêt gi. ñu ngi leen di nuyu bi gën a sell di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah di nuyoo nag tàmbali nuyoo bi di ko teg ci loxo chef du village yi toog suñu ne chef du village suñu papa suñu ndiyaay Maane Pouye toog. suñu papa Bal Fall toog yaakaar naa Kamb ak Kër Mbay Fall ñëpp teew nañu chef du village ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla mu gën leen dëgëral may leen wér seen taxawaay gën a yàgg lool. di nuyu monsieur le maire Alsane xaw ma ndax tey maire la wala président de comité de surveillance ñu ngi lay nuyu di nuyu notable imam kilifa yi fi teew yëpp. di jël suñu nuyoo aussi di ko teg ci loxo kilifa yi nga xam ne ni ma koy faral di tuddee les hommes en vert vert moom soo ko indee ci l'islam wala nga indi ko ci nature day symboliser lu bari waaye aussi seen taxawaay wane na ko ay ati at ñoom ci terrain bi ba ñu nekkee tout tànk ba léegi tey yaakaar naa képp ku ñëw ci ñoom rek la fa newoon daf koy gën a feddali ñu ngi leen di aussi féliciter di leen encourager xam ne liggéey bi du neex mais li ñu mën a wax mooy forêt bii ku ci def dara yàlla nga ko defal ku ci def dara sa bopp nga ko defal ndax dafa am lu ñu war ku xam lan la forêt di jariñ ci nit ku xam lan la forêt di jariñ ci dëkk soo jegee nga ne yow yaay aar forêt bi yaay tax mu nekk fi yaakaar naa dina ji ngay liggéeyal sa bopp ngay liggéeyal balaa kenn ñii wax nañ ko comité de surveillance bi ñu fi jëkk a monté man maa ko monté te maay woon président comité de surveillance à Petit Mbao ñoom Bakay ñii xam nañ li ñuy wax ak ñoom Umu Xeeru ndax sama kër lañ ko monté bi ñu fa jógee ñu monté bu Grand Mbao ak Ilimane Youssou Seck dem Boun dem fépp fu nekk ñu monté fa si 8 villages yi wër commune bi yëpp. waaye IFDEC lii Ndiogu Mbaye di wax naan góor baax na jigéen baax na waaye moom da si teg na li si diggante bi rek moo bon yàlla nañu si yàlla musal. donc ñoom ñi nga xamante ni ñooy union des femmes pour le développement endogène de Kamb da ngeen ciy boole développement endogène de la commune de Mbao parce que lii exemple la maanaam référence la modèle la si toutes les femmes yi nga xamante ni dañu fa nekk ñu war a dugg ci biir forêt bi daan fi doole am fi la nga xamante ëllëg mën nañ si suturlu man dama fi daan ñëw toujours di fekk mbay mi di fekk li ñuy def
waaye ñoom yaakaar naa sax ñoom ñoo ma dàq si tool bi ndax bi ma fa mujjee ñëw dañu ma yebal salade betterave nawe soble dara desul dañu ma ndugal weer ma dem ba am kersa pour dellu sa waat fi loolu moo tax boobu léegi gisu leen ma mais jàppale na de tout cœur on est avec vous li ngeen di def xam nañu ko daan doole yaakaar naa ñëpp la war financer mais ces journées ñun mën nañu ko financer ñu toog réfléchir si forêt bi ñun lan moo war a nekk suñu baat ci biir suñu loxo ci biir suñu kàddu ci biir ak yéen aussi ngeen war a mën a apporter mais population bi la war a mën a apporter ba nga xam ne forêt bi dana nekk une cogestion mais kenn du jàpp ne dañ ko ci beddi wala il est de côté donc loolu nag il faut population sentir seen bopp mais sentir sa bopp mooy comme le disait Gandhi tout ce que tu fais pour moi tu le fais sans moi tu le fais contre moi il faut que mu am concertation il faut que mu am waxtaan nous sommes prêts journaux yooyu ñu jël ko en charge pour ñuy continuer la concertation même si APEX financé tu ko nous daal mën nañu taxaw àndandoo ak yéen ba yooyu muy mën a am ndax waxtaan dafa baax ci lépp bëgguñu kenn laal fi dara di leen sant parce que bii beneen commune ñëwee muy Kër Massar na ñun ñoo forêt bi am nañu genn wàll lu ëpp genn wàll bi ñoom dañu taxaw ne forêt bi li ñu si xam la forêt est une partie intégrante de la commune de Mbao waa ANAT taxaw waa préfecture ñëw kilifa yëpp ñëw ba ñu ñëwee ba àtte ba mesuré ñu ne Kër Massar ay la yéwén yéen a nga yem fa forêt ba yem fa ngeen yem génn PV jox ñu bon tey waa Mbao nu ñuy jàpp ne forêt bi suñu forêt la waaye nag ñu ko sekk ñëpp kenn ku nekk am nga rôle boo ci war a joué muy Sicap Mbao muy Yëmbal képp ku nekk ci watu forêt bi xam na boo doxee ñaari tànk dugg ci biir forêt bi am na loo ci mën a joué ndax ñun buñu leen setal ñoom ñuy tilimal nañu xam ne aussi du sotti donc tous les 8 villages yu wër la forêt classée de Mbao kenn ku nekk war na dugal loo xam ci biir xam na nag forêt bi suñu forêt la donc ñu ngi leen di encouragé di leen ñaanal yàlla Binta Wane liggéey bi rafet na. lieutenant Seck moom it wax na ni ñi bëgg nag lool liggéey ci forêt bi def ko comme kiiw maraîchage nee na demande yi bëri nañu lool waaye nag ñu xam ne mënuñu jox ñëpp demande. rek teew na fi rek ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu président comité fédéral di nuyu kilifa autorité fi toog yëpp di ñëw tuuti si mbiru maraîchage maanaam mbiru mbayu noor bi nga xam ne xëy na groupement bi si la ñuy yëngu te yàlla defoon depuis 2012 ba tey ñu siy liggéey ak ñoom liggéey bi nag nee naa leen xëy na man dañ ma see jiital waaye mbooloo ko sëkk te bu agsee fii donc mbooloo boobu tamit duñ leen fàtte mukk ndax tey du bëri ñooñu si xelal am si loo xam sax dañ see feeñ rek mais daanaka ñoo ko doon liggéey mbiru maraîchage nag lieutenant Mar wax na ko léegi dafa yàgg si forêt bi benn jour toog naa sama papa Alaaji Aliou yi ñuy waxtaan si mbiru maraîchage si mbiru forêt bi mu tàmbale si cosaan bi nga xam ni ville Mbao sant nañ ko de année yoo xam ni daanaka mun naa sax si sama xel bu fàttul mun naa jàpp ne lu jiitu ay 1600 la xëy na sax mun na ko waaye xam man la xëy na loolu laa xaw a jàpp mais xëy na sax mu tur wax na ma sax daanaka ay côté 1500 nga xam ni kon donc fii dëkk bi yàgg na fi mbiru mbay yàgg na si dëkk bi donc forêt bi daanaka dafa ñëw après fekk nit ñi di bay di liggéey ndax si document yi nga xam yor nañ ko gis nañ ni lakrat ba lactanement yoon nañ wax daanaka mook ndox yi nekkoon fii nii marigot beeg yooyu yëpp danoo jonkoo woon te maanaam fii yëpp ay zone ndox la woon dañ doon fi bay dañ doon fi def ay activités maraîchères dëgg si leen tàmbalee ñun si leen ñëw si projet bi ñu tàmbalee projet bi nag fekk fi ay groupement maraîcher yoo xam ni ñu ngi si tolloon si juróom benn yàlla daf juróom yi rek ñoom ñoo amoon këyit ñoom ñoo doon dëgg si maraîchage ñu tàmbali liggéey bi ñuy wax organisation des acteurs may fàttali ni loolu xayri moom daanaka bëri si daanaka si loxoom la jaar ndax loolu moo jiitu woon ñuy ñëw si mbiru ñu mën a taxawal dooleel maraîchage bi bi ñu organiser des acteurs daf surveillance daf comité fédéral si leen jublu nag si liggéey bi nag nan lañ ko tënkee woon mooy groupement bu si nekk xëy na yaa ngi liggéey si maraîchage waaye dina ñëw fexe dooleel la xool na ngay liggéey si maraîchage ndax dëppoo na ak anamu sàmm forêt ndax bi ñuy ñëw am na si ñoo xam ne si groupement yi rek laa wax waxuma ñiy bay ñi nga xam ne ñeneen ñi ngi bay mais ñi nga xam ne groupement yi nga xam ñi ngi bay si forêt bi ñu ko mel ni UFDEC ADEF bu Fass Mbao ak waa Boune ak yeneen groupement yi am na si ñoo xam ne daan nañu utiliser pesticide mooy tooke bi te xëy na tooke
mën na rey mën na rey malade yi nga xam ni day yàq gàncax gi mais xëy na mën na jur loraange tamit feneen ndax jur gi dañuy ñëw di lekk ñax bi ci suuf ndox fi nekk buñ fi defee tooke bu demee si ndox bu yàggee ay contamination lay indi ak yeneen xëy na loolu boo xool si benn wàll boo xam ne waroon nañ si liggéey. ñaareel bi tamit mooy mbay goo xam ne dina dëppoo ak anamu sàmm forêt mooy une agriculture écologique ak bonne pratique agricole si nin ñu ko jàngalee. ñu tàmbali si nag balaa ngay jàppale ki nit ki da nga koy former ñu def li ñuy wax capacitation mooy renforcement de capacité depuis 2012 ñu tàmbale ko 2012 fin 2012 2013 yëpp période yëpp ay formation la woon ñii fi teew nii ñëpp daanaka ñu si bëri ñu ngi fa woon daf leen formation sur la planification maraîchère maanaam dootoo tàmbale ti sa mbay si damay bay léegi pour xam demee déer da ngay xam sa fan nga jëm ba pare soo ko tàmbali foofu soo ko tàmbali sa bay maanaam da nga ni mois de mai bii di ñëw laa bëgg a jaay pomme de terre si nu ma ko mën a expliquer waaye kañ ngay commencé jënd kii bi jiw bi pour tàmbali ko nga xam ne pépinière bi repiquage bi yëpp dina tax mais bu jotee li ma xayma ne dinaa am tant de tonnes de pomme de terre dinaa am lu xaw a tolloog moom wala lu ko ëpp sax loolu la ñuy wax planification maraîchère. bi ñu si jógee ñu dem si li ñuy wax SYGESCO mooy maanaam mbiru saytu xaalisu tool bi ndax fii bu ñu fiy ñëw xëy na ñoom ñii tàmbali noonu ko amee am na si groupement yoo xam tàmbaliwuñ ko woon maanaam mu leen wax de ay pointage ak saytu xaalisu tool ndax xaalisu tool day tas baana bi tey day ñëw jox la ñaar téeméer kay ñëw tey jox la junni kay tey jox la ñeent téeméer donc xaalis boobu day gaaw a tas boo ko mënta saytu rek di nga liggéey ba weer bi dee te doo gis xaalis bi donc loolu ñu ñu former leen si waxtaan former leen si ba jox leen ànd seeg ak benn consultant boo xam ni donc moo doon si jàppale ñu am si ndam si leen tàmbali nag daf appui nag boo leen ko déggee mooy jàppale si leen ut nag engrais ut jiw boo xam ni daanaka ñoom ñoo def planification bi yëpp ñun duñ si dara ñoom lañ formé ñoom ñoo ni lii leen soxla lii ak lii ñu dem ut ko jox leen ko ñu tàmbali liggéey bi. tey forêt bi booy xool lieutenant maire bi du ma weddi li ëpp téeméeri demande nit ñu ñëw taxaw ni dañoo bëgg a bay ñu ngi si table bureau xëy na dëgg la forêt bi moom nit ñi war nañ fee mën a bay ndax nit ki fi mu dëkk rek fa lay suturloo mais tamit forêt bi yëpp mën nu ko def ay zone maraîchage ndax buñ ko defee rek daanaka gàncax gi yëpp day dee ndax booy xool tey sayaan bii buñ ko gasee keneen gas sayaan keneen gas sayaan bu yàggee rek daanaka garab yi dañuy daanu moo tax li ñuy wax organisation des productions agricoles maanaam production yi si nekk forêt bi lépp lu muy génne ñu organiser ko xam lii fii lay jógee lii fii lañ koy def lii fii lañ koy def lii fii lañ koy def loolu taxoon na plan d'aménagement am si taxawaay ñaareel bi tamit mooy wax naa ko léegi bay gu dëppoog ni ñuy sàmmee forêt loolu tamit amoon na loo xam ni plan d'aménagement amoon na si liggéey ak groupement yi lenn li tamit li nga xam ne moo si gën solo mooy ñu jël groupement yi def leen dem groupement modèle mooy lan mooy tey jii nii fépp foo xam ni forêt mi si ay dëkkuwaay ñu ngi ko wër ñu ni IFDEC Bintawan ni muy bayee méngoo na ak bayu sàmm forêt donc bay ni muy bayee war nañ ko mën a yóbbu feneen ak feneen bu ko defee ñooñu di si mën a jàng ñooñu di si mën a loolu bokkoon na si li nga xam ni plan d'aménagement nekkoon na si ay mission kon di si sant yàlla bu baax di nuyu ñi fi teewaat ñëpp di sant ñëpp di aussi remercier di leen encourager waa IFDEC di ñaan yàlla suturaal leen li ngeen ci njort lépp. voilà Fat Gueye tamit wax na li am solo mais maanaam malgré que jigéen yaa ngi yëngu foofu waaye ba tey de Samba Boy ñi ngi ci àll bi te vraiment ñi ngi jéem a def jigéen yi naka sërul noonu xala dama jaxase kii fii laa bind fii orateurs yi nag bëri nañu lool ki mel ni Mahfous Gueye moom it jot na ci wax ki mel ni tamit capitaine Seynabou moom it wax na ne kii bi il faut ñu am ñu mën a def ay reboisement maanaam ay garab yi fa nekkoon màgget nañu lool il faut ñu maanaam ji yeneen garab yi nee na gestion bi nag gestion participative la maanaam ñëpp war a dugal seen loxo ci forêt mbaaw bi ci forêt mbaaw bu classé bi. tey jii bu ñu demee ba tey jii naan forêt bi ba tudd Kamb grâce au colonel Fall mii parce que moo ñu fi encadré depuis gone nga mouvement des jeunes de Kamb nga fàttewoo ko GIE de Kamb fàttewoo ko
kon kàmb tey bu demee ba tey ji ñu di ko ràññee ba di ñëw di ko seet ci guddeeg bëccëg naan li ñu liggéey si àll bi li ñu liggéey si àll bi grâce yow mi la kon nag jërëjëf parce que wax dëgg yàlla su ma ñëwee ba fii te waxuma ah naa ñàkk du ñaaw ak ñàkk am ñu ma jàmm parce que si ñi initié reboisement fii si kàmb si ñi njëkk si la bokk yaakaar naa 14 hectares yi ñu fi reboisé fii si àll bi fii ump la fii ba direction ba inspection amul ñu fa nekk te xamuñu waa kàmb kon yaakaar naa ne kàmb li ñu liggéey fii kàmb ñëpp ràññee nañ ko man kay damay sant sama jigéen yii parce que bi fi góor ñu jógee jigéen ñi bàyyi ñu tey jii bu dem bu law ba tey jii mën a toog fii tey di wax grâce à ñoom ñii la kon nag gàcce ngaala ba yéen jigéen ñi parce que yàqu leen ko fonk ngeen ko defal ngeen ko tey jii yëgal ngeen foo xam ne tey jii kaw na suñu njort foog ñu woon dafa na ni reboisement kàmb wala taxawaay waa kàmb si forêt bi c'est fini mais boobu ba léegi wax dëgg gis nañ seen taxawaay yéen ngi si taxaw baax a baax. ñoom ñoo dëkk forêt bi ñoo ko mën a defar mais aussi ñoo ko mën a yàq parce que ñun ñoo dëkk forêt bi colonel Fall bi mu ñëwee bi ñu ko affecté fii mu ñëw lan la def dafa ne man mënumaa gérer forêt bi man kenn damay def gestion participative mooy ñun ñëpp nañ ko bokk gérer noo ba mu wër 8 villages yëpp quartier yi wër forêt bi yëpp ñëw na fa wax leen man lañ fi affecté mais dama bëgg ñu bokkandoo forêt bi aarandoo ko njëriñ la ci yéen te effectivement loolu feeñ fii tey ci périmètre maraîcher bi parce que non seulement ñi ngi koy aar mais aussi ñi ngi si suturlaw je crois loolu aussi lu am solo la. parce que duñu xëy suba ba ngoon te dugg ñu ci forêt li ñuy amit ci leen koy am te si yàlla ak yéen lenn nag laa xame ni moom man dinaa ko ci wax dañoo ragal fi mu ne nii léegi forêt dañoo ragal carrément forêt fi mu ne nii ñu ngi bëgg a retraité boituut ci forêt parce que da ngay jóg fii ni maa ngi dem tool nga doon dem ba fee nga fekk fi am samba booy bu taxaw boo xam ni doo maa dem sa kanam doo maa dem sa ginnaaw da ngay mujj jël say bagage retourné wu ñëw toogaat sa kër te bu yàggee nga ba tool ba ndax am na ci yoo xam ne tamit ah bakkan moo gën lu ne ndax da ngay dem ñu fekk la si biir tool bi nga gestu gauche gestu droite doo jënd ak benn borom tool da ngay xool yoon woo teggee sa yoon dem. ñàkk kaaraange gi nga xam ne am na fii ci forêt bi loolu lu ñuy dëggal la mais liñ ci mën a wax mooy am nañ ci ay jéego yu takk yu nga xam ne yaakaar naa ne ñu ngi ko ciy def te ñoom aussi gis nañu ko parce que fii ci barab bii sax ñëw nañ fi jàppe fi ay xale yu doon tuxu yàmba ba ñu yóbbu leen gendarmerie te boobu ñu nag waa gendarmerie ñoo leen jël sa fii loolu nag du benn parce que mën nañu wax ne depuis ñaaraate ngi nii xam naa at yi ci jiitu aussi am na mais at yii ma lay wax yu mujj yii muy gendarmerie bu Kër Massar muy gendarmerie bu comment dirais-je zone franche yooyu yëpp bu ci nekk ñu ngi ànd ak ñoom di wër seulement nag nekkuñu bu ñu jàppee nit di ko siiwal loolu moo tax ah duma ko wax nag parce que dama bëgg lu leen neex déedéet ñun biñ ñu fi affecté li ñu jëkk def mooy dajale leen woote benn réunion boo xam ne bii président comité yooyu nga xam ne wax nañ ko mu nekk ci juróom-ñetti dëkk yi ñoom ñëpp teew nañu bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñoom parce que ñun administration continuité la ñun bi ñuy ñëw fekk nañu plan d'aménagement bi liggéey ba mun nañu wax ne mu jeex mais nag plan d'aménagement bi ci biir jamono yi nga xam ne ci lay yëngatu ci la taxawal kuréel yooyu bon kuréel yooyu nag warul seen liggéey yemul ci durée plan d'aménagement bi kuréel yooyu dafa war a continuer plan d'aménagement bi nekk fi dafa war a continuer plan d'aménagement bi ñàkk fi nekk dafa war a continuer parce que kuréel yooyu bu ñu leen di taxawal mooy pour sàmm àll bi nag dëppoowul ak plan d'aménagement bi sàmm àll bi tant que àll bi mu ngi fi sàmm boobu dafa war bon kuréel yooyu faw ñu xam ne maanaam ñoom seen nu mu tudd seen taxawaay yemul ci plan d'aménagement bi loolu bon moo tax gis ngeen ne plan d'aménagement bi jeex na mais terewul liggéey baa ngi continuer ba kër ba ñuy am keneen koo xam ne dinañu mën a jàppale ndax liggéey boobu ñu sumboon ci plan d'aménagement bi te yeggul ñu mën ko yeggali Badiane moom la ñu mën naa wax ne ñoom ñëpp comité yi seeni numéro moom laa koy jox man am naa ko mais saa yu nga xamee ne
déjà man woo nañ ma rek damay dal di woo Badiane parce que Badiane dafa gën a jege moom mi ngi mbaaw am nañu ñoo xam ne aussi ñu ngi ci biir poste bi saa yu ñu ne jóg leen ñu dal di jóg loolu moo tax ñu mën yenn saa yi di jàpp ñenn ñi waaye liñ ci seetlu mooy li ëpp ci waxtu wi muy ñoree dañuy wax école tëj ay xale yu ndawaan la ñuy gis ñooñu aussi bu ñu leen jàppee duñu xam sax lan la ñuy def ak ñoom te xale yi dañuy bari goo xam ne yaakaar naa ne boo amee benn bés boo xam ne ñëw nga fii ci forêt bi ba gis jamono darkase ñor am naa yaakaar ne sax yow da nga naan ne est-ce que lii darkase rek la tellement que xale yi dañoo bari te boo jubee fii buñ la séenee rek dal di daw commencé léegi nag yow da ngay bañ xale yi réer bu doon ay mag di nga leen mën a jàpp wax ak ñoom mais ay xale yu tuuti lañ loolu moo tax ñu ngi doon jéem a xool nan la ñuy mën a fexe ba am grillage partie yi nga xam ne ñoo gën a meññ ñu dal di ko wërale grillage bàyyi ko foofu pour maanaam unité yi parce que ñun ñi dañuy am jafe-jafe pour am jiwu darkase man daaw jéeg yëpp mën naa la wax ne colonel Fall moo ma may jiw pour ma mën ko lool mais ci àll bi mënuñu fa am benn doomu jiw parce que xale yi danañ ko witt te di ñor te ñun aussi ñoom waxtu wi ñuy nekk ci àll bi kenn xamul ban waxtu la te bari goo xam ne ñun mënuñu am lim boo nga xam ne bii mën na leen a taxaw. donc activité yooyu nekk ci biir suñ ko bëggee ñoŋal wala pérenniser la ñuy wax ci français il faut que forêt bi taxaw fi te forêt boobu noonu lu mu ëmb ci biodiversité bëri na te foog naa ne table bi pour mun a wax biodiversité ci wolof table bi waxal na ma ko ba pare soo xoolee table bi lu fi nekk am na coco am na limon am na sidéem am na papaye am na coco garab yu bëri am na sax garab goo xam ne mu ngi sama moom a tiim muy cerisier bi am na ñu ciy liggéey xaalis bu bëri ak neb bee nekk sama acacia nilotica adansoni bële nekk sama wet te ñëpp xam nañ lan lay jëriñ ci fajum wolof loolu la ñuy wax biodiversité donc garab gi lu muy gën a bëri ay garab yoo xam ne dañoo wute ci biir forêt njëriñ bu muy indi dafay gën di bëri donc war nañ def ba nga xam ne diversité boobu noonu ci garab dafa war a gën a bëri ci biir forêt boobu noonu. doon fi race darkase am na ko koy wax temps vacances daanaka suñuy fourniture ak li ñuy sol yëpp ci àll bi dañ ko doon amee kon ñun njëriñu forêt bi xam nañ ko te boobu munoo dugg ci àll bi te tase woog ay moto eaux et forêt dañuy yendoo daw bay bëgg a dee donc doon nañu permettre xam naa ni peut-être am na ko wax sànq effectif bi mayewu ko wala moyen logistique bi aussi nekkatu fi que tout le temps même bu dee par 15 jours wala par fin du mois eaux et forêt di fi ñëw di def patrouille nit ñi di leen gis xam ni forêt bii am na ñu koy garder dañ koy tere donc loolu aussi doon nañu dimbali. am na terrain bu ne fii ci ginnaaw xam naa ni bu ngeen fi mosee def visite gis ngeen ko doon nañ fa footballé mais pratiquement terrain bi nit mënatu ko pratiquer boo ko xoolee si bët sax dafa ñaaw dencee sotti ci mbalit ba mu fees del à chaque fois ñu ne dañ koy bale mais nekk na loo xam ne matériel lourd moo ko mën a def loxo mënu koo bale il faut nga am lu mel ni bulldozer il faut nga am yenn machine yoo xam ne moo mën a déplacer mbalit boobu buñ ko dindee nit ñi xam ni fii kat du tuurukaay la mooy espèce protégée parce que am na garab yoo xam ne boo ko daggee sa kaso xej na ci parce que kii gor moom war a mbaar jàpp na ni bant bii da koo soxla rek da ko war a gor dem mbaar loolu ko ci intéressé mais xamul bant boobu li ko ci mën a fekk moom xamu ko donc dafa am importance ñu sensibiliser nit ñi wax ak ñoom wax leen ni garab gii lii ak lii lay jariñ man de ba nekk tool yi ba léegi ba ma gëjee dem pharmacie yàgg na. am kàddu goo xam ne nag mënu ma ko ñàkk leeral Fatou Gueye daf ko junj léegi mais ragal péete day wàññi wërsëg nañ leen waxante dëgg am na loo xam ne mi ngi ci dëkk bi ñun bu ñu ko mënewul ndax suñu doole wala suñu kàttan wala suñu loxo jotewu ko tamit wax da nga koy waxee ca waxukaay ba dinañ ko waxee fii yéen ñi ngeen xam ne yéen yéen a fi nekk te taxawee fi forêt bi fekkee lañu sécurité rek la ñuy wax ñun loolu la ñuy jooyee muy problème bu sécurité insécurité bi ci forêt bi am na fi nañ ko waxante bu ñu koy waxte dee nañ ko wax lii ponkal yi nga xam ne ñu ngi taxawaal ci biir àll bi suñuy mag a ngi nii man xam naa li nekk ci biir forêt bi fi laa dëkk fi laa juddoo am naa sama juróom-benn fukki làq naa ko kon dootuma fi gone dara ump ma fi lu ma fa ragal a wax amu fi am nay ponkal yu nekk ci biir forêt bi li ñu fi nekk jaaduwul jékkul
ñimañ luwul bu ñu ko ñimañ lu la wax tamit mi ngi fi bërgi dem boo jaay am na ponkal am na gaa yoo xam ne fii la ñuy taxaw suñuy mag di dem ci biir forêt bi jigéen ñi di dem ci biir forêt bi ñuy taxaw kalaasu Iba Diop gi di génne seen i kanam seen i awra di leen ko joxañ ci àll bi ak di leen menacer di def yu bon yooyu te ñu ngi ci biir àll bi dara sababu ko lu ko dul jikko yu bon yi nga xam ne mi ngi fi. ñi teew fii yëpp lii ngeen dégg ñu wax ko waxaat ko ne leen wér ne ku nekk sa dëkk ba nga ne suba gu ne nga dégg ko kon wax jépp dañu ko booroon rek di ko tënk di leen xamal ne leen lépp lu nekk dëgg lépp lu yàgg rek dëgg la kàddu gi nag noonu la ñu ko war a mën a tënkee noonu la ñu koy tënkee loolu laa leen doon fàttaliwaat lenn nag am na yéen waa Kambat bi ngeen jooyee fii li ngeen jooy leen na la li ngeen jooy mooy lan fu ñu tuur ndox waa léegi ku bëgg a foo tuur ndox suñu la wooyee bale doo jóg suñu la woowee leneen doo jóg suñu wootee nga ne dof ya sa àll ba la waa léegi nag yow dof yooyu nañ lañ lay ñaanali pour foo tuur ndox yi sol leen seeni daal la ngeen jóg ni Njaay Sow mii def tuur ndox bi da ngeen ko waxe nii rek ndax tey ngeen teew waaye depuis des temps et des temps ñoo ngi si wax nañu si dem naa ba APIX ba ñu nar ma faa tëj sax ndax dama leen ne sa raay ba la ñuy tuur sandarma yi nee na ma duñ fa tuur ñu ne ma buñ la fa gisatee tëj la kon maa ngi leen di kaasal maa ngi leen di jooyal. donc forêt classée mënul dem des ci ginnaaw avec ses 322 hectares je crois que loolu lu am solo la donc pour te dire que forêt bi comme ni ñu koy waxee rek am na pôle industriel am na l'or noir mais aussi am na l'or vert darkase bii buñ ko sàmmee mën nañu yóbbu foo xam ne waxuma la ci Dakar rek mais je crois que Sénégal mën na am maanaam koom-koom bu rëy bu muy exporté ci wàllu anacarde bi te fii ci forêt mbaaw la bu ñu wax ci wàllu revenu bu ñu wax d'une manière générale plus de ay millions ñi ngi génn fii ci forêt bi bu ngeen ko xamul population yi mbaaw ak Kamb bu ngeen xamul fii ay millions ñi ngi génn fii ci biir forêt bi ci à travers les organisations à travers les acteurs donc pour vous dire que importance bi forêt bi am buñ ko xamoon ku ne dina jóge fee ñëw fii te non seulement mi ngi lutter contre le chômage des jeunes mi ngi jox revenu et mi ngi lutter contre la sécurité alimentaire je crois que loolu lu am solo la comme heure bi mi ngi jot DJ maa ngi xaar ma yem foofu pour am yeneen intervention gëm ne buñ ko tegee rien que à l'échelle du micro-jardinage par exemple il suffit nit mu exploiter une surface de 1 mètre sur 1 mètre c'est-à-dire 1 mètre carré pour que à l'échelle d'une année mu mun a am 10 000 francs sur ce 1 mètre carré là conséquence bi mooy lan boo demee à l'échelle de 1 hectare muy 10 000 mètres carrés da ngay am 100 millions par année et loolu xëy na ñoom du ñu am kàttan pour def aménagement bu toll noonu mais ku ci nekk ci sa kër boo fa amee surface bu ndaw doy na pour nga satisfaire sa bopp ci lu demee ci yenn légumes primaires yi ba dootoo soxla di dépenser ci marché bi loo xam ne mënoon nga ko économiser jëmale ko ci beneen aspect. par rapport à la sécurité du périmètre bon du ma spécialiste ci loolu mais li ma xelaat mooy terrain bi fi nga xam ne yëpp dafa nekk ay zone de transition mooy fi gars yi duggee ak a génne buñ ko borné ak des producteurs yoo xam ne de façon ponctuelle ñu ngi foofu dina doy pour ñu mën a am une vue sur ñiy dugg ak kiy génn ak lan lay dox ci biir forêt bi te loolu war na mën a doy pour que sécurité bi mën a amélioré wu. je crois que lu may synthétiser moom du bëri mooy par rapport ak ñetti thèmes yi fi jàll wax nañ ci wàllu intensification agricole muy lépp lu jëm ci élevage ak ci maraîchage wane nañ ban njëriñ la ci forêt classée am ak lan lañ ci war a gën a mën a apporter ba cette activité gën a jëm ca kanam. wax nañ aussi wàllum protection mooy lépp lu jëm ci aarum forêt bi wax nañ bokk lu bëri ci affaire tuur mbalit bi kon ñu ngi ñaax nit ñi ñu gën a farlu di xool yeneen moyens yoo xam ne mun nañ ko def pour bañ a tuur mbalit ci forêt bi. ma xamal leen lu tuuti rek te bëriwul kun fi jàpp même su nekkee paanu mbalit la sax paanu mbalit laa wax de mun nga ci commencer fay lu jëm ci 500 000 francs jëm ci 5 millions xaw ma 7 millions xam nga loolu jaru ko lu soo gisee nag duñ koy faral di def nii parce que ñun ñëpp ñoo dëkk ñoo bokk dëkk sensibilisation moo ñu gënal que affaire di jël nit ki di ko dóor wala di ko teg ay daan. forestière mooy forêt bi soo bëggee activité yooyu ñu ne maraîchage gën a sax ci forêt bi il faut que ñu préserver la forêt classée de Mbao te préservation boobu noonu dafa jaar ci ñuy gën di farlu ci wàllum reboisement garab yi di leen gën a yokk ci biir forêt bi loolu mooy bokk na ci lu ñuy wax aar forêt classée de Mbao donc aaraale aussi activité maraîchage ak élevage
ñu jeexal ci l'amélioration des revenus mooy koom-koom bu leen forêt bi di indil je crois que président Lamine Sarr wax na si lu bëri ñaata lañ si am fu ñu jógee ak fu ñu yegg instant bii nii kon gëm naa ne loolu wane na ne forêt bi à part yeneen njëriñ yu mu am muy affaire Ndiaye wax na ko sànq muy lan muy pollution di lutter contre la pollution di la stabilisation des sols mooy suuf si di naat suuf si bokk na maraîchage ci lu muy indi ci ay koom-koom boo xam ne directement ci population bi la jëm génne di contribuer ci nu ñuy wàññee ndóol ci biir Sénégal je crois que ñun ñëpp loolu moo ci fi indi wàññi ndóol ci Sénégal à travers la préservation de la forêt classée de Mbao mais tamit la préservation des activités qui sont pratiquées au niveau de cette forêt là donc je crois que tënk naa wax ji nu mu gën a gaawee ci lu ñu fi indi woon tey di dellu di gërëm di sant kilifa aada yeeg diine yu fi teew yëpp di gërëmaat encore waa forêt waa Kamb waa Kër Mbay Fall waa Petit Mbao waa Grand Mbao waa Fass Mbao waa Boune waa Daaru Miset waa Médina Kell gëm naa ne fàttewuma kenn maa ngi gërëm l'ensemble des comités de surveillance di ko jaarale ci son président qui est le Marfous Gueye maa ngi leen di gërëm di leen sant forêt classée c'est une gestion participative c'est pas le service des eaux et forêts c'est aussi la population riveraine de la forêt classée de Mbao donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ba beneen yoon incha allah